إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وصحبه وسلم تسليما mbokku jullit yi mbokku unité 26 ñu ngi leen di ziare ci koor gu màgg gi di leen ndokkeel di leen sant seen teewaay yéen ñëpp lii nag nga xam ni bisu ñaan la ba nga xam ni association bi nga xam ni moo ëmb ñi dëkk unité 26 ñoo ko def ngir ñaanal mbokk yi dawlu yëpp ñi dëkk 26 ñi dëkk Parcelles ñi dëkk Sénégal ak jullit yëpp ndax lii ñu jàng di alxuraan xaj na si gannaaw bi nga xamee ni bureau bi si njiital président Idrissa Diaité ak sama sëriñ Ndiam Fall ak waa bureau bi yëpp ñu xalaat def journée boo nga xam ni ci bisu koor gi dañ ciy jàng alxuraan jaamu ko yàlla ñaanal ko wayu dawlu yi bi ñu ko waxee oustaz John ñu ne nañ ko jëkk a defee si jàkk si jumaa ji ndax dañu bëgg at mu ne ñu def ko unité 26 nag am na ñetti juma imaam Ndaw imaam Gelaajo ak imaam John yàlla dafa def faw ñu am fu ñu ko tàmbalee moo tax ñu tàmbalee ko fii waaye bëgg nañ di ko def at mu nekk bu ñu ko defee jumaa ji beneen bi ñu def ko beneen juma beneen bi ñu def ko juma ba jumaa 26 da ba mu mujj di law ba ëpp fen 26 sax loolu la ñuy ñaan yàlla ñu koy def mu ñëw suñu doom suñu sët ba illa ajalin mu saman bi ko bureau bi xalaatee nag dénkuñu ko pour ñu taxawu fi dañ si am mbégte lool ndax alxuraan ku si woo ab jullit si weeru koor daf ciy sawar lool bi ñu ñëwee wax ko imam mu nangul na ko rafetlu ko donc daal ñun suñu présentation moo doon loolu xam naa dañuy ñëw si barab bi puisque dañ fay fekk kilifa gi moom nag mooy wax parce que moom moo sañ a wax man dama doon ubbi rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatu jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp ndokkeel ñëpp ci weeru koor bi ak bis bi ñu taxawal ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne xus min al quran ma chita li ma chita mën nga jàng alquran yéene ci lu la neex waaye na nekk alxayr na nekk lu baax na nekk lu yiw kon association bi nga xamante ne moo ëmb 26 ñu xelaat lii xelaat ko ci biiri woori koor picc bu jam benn xeer la bu jam ñaari picc ndax alquran day ràmmu ñi koy jàng weeru koor bi itam day ràmmu ñi nga xamante ne ñooy woor moo tax alquran wa siyaam yashfaani kon yal nañu ko yàlla defal ci weeru koor bi ñaan yàlla itam alquran bi ñu jàng nii yal na ko yàlla def mu nekk ñaggu 26 ak quartier yi ko wër yëpp ak parcelles yëpp mu nekk ñag boo xamante ne lépp loo xamante ne sofaan la lépp loo xamante ne crise la yal na mu ci dugg mukk ci daraja yonent bi ak barke weeru koor bi mu nekk mu jural ñu itam jàmm bu sax dàkk wérgu yaram bu sax dàkk mu jural ñu itam njaboot bu ñu yar ci lislaam barke leen ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ndokkeel ñëpp itam ci weeru koor bi comme ni ñu ko waxee sànq dañu wax ni weeru koor ñett rek moo ko tax mu ñëw yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumu siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun waaw laallakum tattaquun wooral ndax nga am wér gu yaram suumoo fatasihu soo lekkee fukki weer ak benn dafay am jàngaro yu juddu ci sa yaram soo wooree mu seeyal ko woor leen laallakum tattaquun woor leen ndax ngeen am yërmande ndax soo xamee xiif ak mar war na la jural yërmande boo xamante ne koo gis mu xiif wala mu mar nga mën a am yërmande ci moom nga jàppale ko
laallakum tattaquun bakken ak ruux toujours dañuy bëgg àgg ci bakken ak seytaane toujours dañuy bëgg a àgg ci ruux pour lappal ko te su ruux su làppee du mën a def jaamu yàllam yàlla weeru koor nag ñëw pour dimbale la ci bakken pour dimbale ci seytaane ba lappal leen pour ruux mën a def liggéeyam ndax ruux dara du ko dundal lu dul jaamu yàlla yaa xaadimal jismi kam tashqa li xidmati atadlubu ribha mimma fii xusraana inhat ila ruuxi fastakmal fadailaha wa anta bi ruuxi la bil jismi insana amal lu nekk ci àddina lu nekk am ko waaye soo ñàkkee yàlla rek ñàkk nga amuloo dara te itam sa ruux su sellul sa ruux su dee rek ñàkk nga yàlla soo ñàkkee yàlla nag dund ci texe yi di dee ci texe yi di dund ci alkande dee ci alkande kon yàlla ci yàlla musal moo tax ñett yooyu moo tax weeru koor bi ñëw soo wooree ba weeru koor bi jeex nag mu ñëw toog ci sa wet moom weeru koor mu ne léegi nag mu yor bigam ak fooyam mu bind mu ne la signal ne goreel signal ne am nga yërmande yàlla signal nañu la yërmande yàlla waaye day fekk koor gi itam jural la yërmande ci nit ñi nga bokk dund ak ñoom ci société bi ci tool bi nga am ci ñoom yërmande nga am ci ba nga xam te ne kenn du loroo ci sa làmmiñ kenn du loroo ci sa loxo koo mën a jàppale ci société bi nga jàppale ko na fekk ne koor bi jur loolu ci sa bopp ñu soog la signal awaluhu rahma wa wasatuhu maxfiratun fukki fan yi ci tegu nee na goreel la ci njëgalu yàlla la waaye na fekk itam koor gi def ci yow njëggale ak jëllale ci ñi nga bokkal di dund ak ñoom ci société bi nit da ngay war a di jéggale martaba bi yi gën a rëy bi ci gën a rëy mooy jéggale ndax ku dul jéggale yàlla du lay jéggal irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama soo amee yërmande ñi nga bokk dund ak ñoom ci société bi am ci ñoom yërmande am ci ñoom cofeel yàlla ne itam ëllëg soo dajek man ma yërëm la kon weeru koor bi fukki fan yu jëkk yi dañuy wax ne jéggalu yàlla la waaye na fekk koor bi def ci yow jéggale ak jëllale ak muñ waaw ñu soog la señal loolu wa axiruhu itqun min an naar dañoo ne mujj fan yu mujj yi goreel la ci sawara waaye na fekk koor gi def ci yow itam képp koo gis mu nekk ci tiis mu nekk ci dansé mu nekk ci jafe-jafe nga mën ko xettali nga xettali ko na fekk koor gi itam def loolu ci yow faqu raqabatin aw idaamun fi yawmin si masghaba yatiman za maqraba aw miskinin za madraba moo tax parce que nit ki goreel dañ ko fireel ne goreel jaam déedéet da ngay fekk nit ko xam ne dafa nekk ci jafe-jafe nekk ci tiis nekk ci crise nga mën ko xettali ko yàlla nee na ëllëg itam soo dajeeg man soo nekk ci tiis jaaxle ma goreel ma xettali la dafa am benn ñu terminé foofu benn ñaari ñoo parce que l'islam àggaguñu yowmal xiyam waaye lasma bi daw na fii ba noppi te mooy alquran ñaari ñoo daje woon ci misaan bi ci kanamu yàlla kenn ki dundam yëpp benn poye la am ci lu baax kenn ki benn poye moo ko manqué mu dem àjjana waaw ñu ne ko ki am benn poye ne yàlla man benn poye laa am xam naa safara laa jëm kii benn poye moo ko manqué mu dem àjjana may naa ko sama poye mu dem àjjana ma dem safara yàlla jéggale ñoom ñaar yëpp ndax yërmande bu mu am noonu moo tax jullit da ngay am yërmande waaw jullit da ngay am yërmande soo bëggee ëllëg yàlla yërëm la kon tabarakallahu suñu mbokku nii yi nekk barsaq itam yàlla ni yàlla sedd ci bis bi ba ñu géejal ba ñu yëg ne tabarakallahu ñu bàyyi ci ginnaaw kat ba macha allah def nañu la am solo tey waay ndax ñi nekk barsaq soo leen di ñaanal dañ lay ñaanal pour nga yàgg fii waaye soo leen dul ñaanal dañuy ñaan pour nga gaaw leen fekk si moo tax tabarakallahu yàlla ñu ko yàlla mën loo ñu def ko at bu nekk yàlla bu kenn ñu ko teewee nii yàlla bu kenn manqué ba ñu defaat ko déwén fekke at yu bare jàmm ak wér yàlla ñu yàlla may téeméeri at waay lépp ànd ak jàmm ak wér sutura bu yaatu ci daraja Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bég nañu kontaan nañu bu baax a baax macha allah damay wax nit ñi ne man daal naa dugg aljana rek waaye ñi ñuy jiite nii 26 yëpp waa 26 yëpp
te damay wax ne su may wax nii du ma wax nit ñi de yàlla lay waxal su ma sañoon suñu dajee buntu àjjana ñëpp dugg ma dugg seen ginnaaw yàlla na dugg rek yàlla ñu yàlla defal loolu àjjana daal yàlla na moom ñu umpa mukk te mu dëkkaale ak ñu yonent bi jannatul firdaws ci daraja yonent bi kontaan nañu bëgg nañu yàlla kontaan bëgg defal suñu baatin defal suñu zahir ci daraja yonent bi defal suñu addina defal suñu àllaaxira asalaamaaleykum wa rahmatullah di ziare mag ñëpp nag ñoom Jam Fall ñi ñoom jayite wax naa leen ko sànq yàgg nañu taxawee quartier bi yooyu tabarkallah moo tax itam wax mbaaxu nit doo ñi dara ci sa mbaax jigéen yi itam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ñooy soxna yi ñooy rakk yi ñooy mag ñi ñooy yaay yi tabarkallah seen taxawaay itam rafet na benn jigéen rek moom may dee barkaate démb mu ne daal suñu yéene daal mooy ñu karol le biti jumaa ji nii waaw parce que peinture bi dafay gaaw a keeg yooyu yàlla matali seen yéene seen taxawaay rafet na bu baax a baax damay wax ne di suñu jigéen yii doon nañu Xadija doon nañu Asmaa'u doon nañu jigéen yu baax yëpp tabarakallah yàlla may téeméeri at yéen jigéen yi li ngeen yéene ci njaboot bi yàlla defal leen ko ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum wa rahmatullah اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا في الدنيا وارحمنا في الآخرة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Salam, Monsieur Idrissa Diaité, président de l'association des habitants de l'unité 26. Alors, Président, est-ce que vous pouvez revenir sur la portée de cette rencontre de récital Coran que vous venez d'organiser aujourd'hui? Nous tenons d'abord à remercier tous ceux qui habitent l'unité 26, hommes, femmes et à tous les niveaux. L'initiative de cette grande prière en ce mois béni de Ramadan est une initiative du bureau de l'association des habitants de l'unité 26. Une idée par rapport à nous autres vivants et très éphémère dans ce bas monde, mais en référence aussi à tous et toutes ceux et celles qui ont servi vaillamment l'unité 26. C'est ça véritablement aujourd'hui ce qui nous unit et nous réunit au niveau de cette grande mosquée et la première mosquée de l'unité 26 qui est dirigée par notre grand imam Serigne Dione, Imam Dione que nous tenons à remercier et tous les religieux ici présents. Alors on voit tout ce monde venir vous accompagner sur cette belle initiative. Quel sentiment vous avez? Franchement, une grande satisfaction. Une très très grande satisfaction. C'est une première édition. Notre secrétaire général ici présent, Cheikh Pen, le trésorier général, Jam Fall, le secrétaire général adjoint ici présent. Nous voyons à nos côtés aussi le délégué de quartier, M. Gueye. Véritablement, tous les grands responsables, M. Ba qui est là, M. Tal, je ne peux pas citer tous les noms. Franchement, je tiens à remercier. C'est pratiquement toute l'unité 26 qui est sortie. Au niveau de l'ASC, les jeunes, surtout nos vaillantes femmes ici présentes, qui sont toujours prêtes pour servir 26. Franchement, c'est un jour mémorable dans 26. On ne peut pas quitter ici sans vous interpeller sur la question du terrain de l'association des habitants de l'unité 26, la question du terrain. Où en êtes-vous? Ça nous remet directement à dire tout ce que nous avons eu à mettre dans 26. Il y a eu beaucoup d'actions et beaucoup de social. La liste est très longue, mais effectivement, ce grand terrain dont vous nous rappelez, c'est un terrain acquis pratiquement depuis 27 ans. Nous attendons jusqu'à ce jour d'avoir le permis d'occuper, mais avec les lenteurs administratives au niveau des HLM, nous ne savons pas pourquoi. Et surtout, en cette période très précise, le maire nous a octroyé une subvention pour le démarrage des travaux. Seule la SNHLM traîne pour nous remettre notre document de propriété pour valoriser ce terrain. Alors ñu ñëw ci olof tey ngeen am ndaje lu am solo bu ngeen organisé fii yéen waa association habitants de l'unité 26 ñu bëggoon xam lan mooy solo su ndaje bi.
solos ndaje bi daal mooy lu nga xam ne daal comme association bi yàgg na am na récépissé am na tout ce qu'il faut sur le plan administratif vraiment mu yàgg di defar lu bëri ci biir 26 mënuñoo lister lépp mais lu ci gën a rëy daal bari na daal lu association bi def mais ren ji xalaat bi priorité en ce mois béni de Ramadan dañu ne daal comme ñu ngi ci weeri koor nañu xalaat tamit suñu bopp lépp lu nga xam ne ci parcelle la muy 26 muy Parcelles Assainies dans l'ensemble muy Sénégal muy àdduna ñu ñaanal umma islam bi ñaanal ñëpp mais surtout bu ñu fàtte mukk ñu nga xam ne yàgg nañoo liggéey ak ñoom ci biir 26 te ñu wàcc liggéey parce que ñaanal leen tamit dafa nekk lu am solo moo tax ren ji c'est la première édition bu ñuy def de lecture de Coran par rapport à nous autres éphémères vivants et par rapport à ceux qui nous ont devancés te ñuy ñaan yàlla xare leen àjjana firjana yu gën a kawe. mbooloo mi ñëw si leen en tant que président de l'association ban sentiment moo la animé maanaam ban yëg-yëg nga am tey. soo xoolee ñu nga xam ne ñoo taxaw nii lii rek représentativité 26 la ay kilifa yu mag ay ulema yu mag ay imam yu mag ñëpp taxaw. wone ne tey ji 26 nekk na benn say rien que pour servir 26 te tey lii nekk na lu rëy pour une première édition bégte la pour ñun ñëpp bégte la tamit comme nu ko imam waxee ñu nga xam ne jiitu nañu barsax te ñu ñaanal leen. alors bu ñu fee jógee sans que duñ leen laaj ci question terrain bi nga xam ni pratiquement ça fait l'objet de toutes les convoitises muy terrain unité 26 bi mu am blocage boobu léegi ñu bëggoon xam fan ngeen ci toll. terrain bi daal loolu soxla nañ ko terrain la bu nga xam ne presque plus de 20 ans am nañ ko HLM moo ñu ko jox histoire bi dafa gudd duñ ci dugaat mais le plus important tey ji am nañu une subvention de la mairie des Parcelles Assainies à travers le maire Moussa Sy que nous remercions parce que taxaw nañu ba ñu débloquer ñu une subvention bu nga xam ne tabax terrain bi rek moo des ba à un niveau R+1 léegi benn blocage dong moo ci nekk mooy HLM moo ñu war a jox titre de propriété parce que mairie lu mu ñuy munti jox terrain mais foog mu am ci lu mu sukkandiku ñëpp xam nañu ne ñun ñoo moom terrain yi am nañu kayit yi te terrain bi dafa nekk lu nga xam ne centre socio-éducatif lay doon mu amal njëriñ non seulement 26 mais mu amal njëriñ Parcelles Assainies yëpp tamit mais HLM daal lenteur bi daal ñu ngi koy ñaan directeur général bi mu jox ñu suñu kayit ñu ngi ñaan ministre suñu déggee suñu kayit bi ñu jox ñu ko ñu ngi ñaan président de la république son excellence le président Macky Sall parce que yenn lenteur yi dafa rafetul ci réew pratiquement am nañu suñu kayit te budget bi tamit dafa am période suñu joxul suñu kayit bi budget bi dañ koy ñàkk et ce serait très très dommage pour tout le monde loolu daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. le problème de l'eau sant yàlla macha allah vraiment tey ji mun nañoo ne alhamdulilah mbirum ndox mi daal mënuñu see wax ne am nañ ci ay jafe-jafe ñu ngi sant autorités yi yëpp di gërëm ñëpp tamit. Est-ce que vous pouvez revenir en français? Le problème de l'eau, est-ce que c'est définitivement réglé au niveau de l'unité 26? Dire définitivement, ce serait dire trop. Mais il faut dire que véritablement, aujourd'hui, nous avons une satisfaction de plus de 90%. Là, vraiment, c'est très important. ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar bu baax. ñu bàyyi la nga présenté wu rek. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp man maa ngi tudd Adja Cheikh Ndiaye Diop. maa ngi dëkk fii ci unité 26 bi. alors ñu gis association bi tey organisé benn ndaje bu am solo muy récital de Coran ñaanal ci ñi nga xam ni ñoo génn àdduna fii ci unité 26 lan nga ñu mën a wax ci loolu. dafa kontaan rek ndax association bi lépp lu mu defoon rek tey jii def na loo xam ne lii tey macha allah ñëpp kontaan nañ ñëpp seen xol sedd na guy ndax lii moom dara amul fayam ndax ñun lii rek la ñu am jullit moom ñaan rek la am. kon nag ñaan gi yal na nekk loo xam ne lii tey yegg na ci seeni borom te yéene biñ ci am yëpp yal na ko yàlla mottali te tasaare ko ci koñ bi tasaare ko ci njaboot gi yëpp ak dëkk réew mi yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ lool macha allah. benn question mooy yéen ku mel ni yow xam nañ la ci bàjjenu gox fii ci Parcelles Assainies ñu bëggoon xam yéen bàjjenu gox yi lan mooy seen taxawaay ci lu mel ni wala ci yeneen activités yi nga xam ni ñu ngi koy sos fii ci quartier bi.
bépp activité bu ñuy def ci quartier bi rek ñun suñu taxawaay ci la bokk ndax bàjjan moom mooy baay nag mooy kilifa kon nag lépp lu ñuy def ci quartier bi rek ñun ñoo ngi ci taxaw jàpp ci niñ ci war a jàppe te it danañ ci taxaw bu baax niñ ci war a taxawee. jërëjëf. soxna si ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di delloo ziar. bu bàyyi la nga présenté wu rek. waaw man la Khady Diop Sow nekk présidente du réseau Andi Liggéey nekk responsable politique fii si unité 26. yow moom defe naa kenn du la présenté Sénégal parce que li ñu doon def ni tey fekk si nañ la ci sa terrain alors mu nekk ndaje lu am solo nga am ci taxawaay bu am solo ñu bëggoon nga wax ñu ban sentiment moo la animé ban yëg-yëg. xanaa un sentiment d'émotion. aussi di sant yàlla di julli si sang bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam di sant suñuy waajur di ñaanal bépp way delloo boo xam ne jóge nga fi unité 26 ñaan bi ñaan na la fekk fa nga nekk te yàlla yokk say leer fa nga tëdd. waaw di rafetlu si initiative bi si turu président Idrissa Diaité di suñu président association des habitants de l'unité 26 ak tout le bureau bi nga xamante ne ñoo ko si accompagné ak le secrétaire général ak monsieur le trésorier Alaaji Jam Fall ak tonton Pen ak si suñu turu délégué Alaaji Mayacine Gaye xam ne macha allah suñu délégué la boo xam ne suñu royukaay la si diine man ma am si yëg-yëg bu toll nii lu dul gannaaw loolu sant yàlla ak suñu bàjjenu gox yi nga xamante ne ak suñu yaay yi ñu fi nekkal muy yaa Cheikh comme ni mu ko waxee. suñu yaay aw jom ngi nii toog boo limee da nga dul motale waaye bu ma leen limee rek lim naa bàjjan li soñ bàjjan na koy limaale mbooloo mi yëpp ba si Adja Maritu mi nga xamante ne moom laa àndal ñu taxaw fii donc bi ma ko tonton Diaité waxee ak madame la conseillère la grande conseillère Adja Khady Sagna rafetlu taxawaayam si l'unité 26 parce que mënoon na bàyyi tonton Diaité rek mu doxal mu bañ a topp si ginnaaw waaye liñ naan tudd derrière un grand homme y a une grande femme muy une référence turandoom rek la nuru donc loolu mënoon ko si dugal rek par l'occasion di santaat yàlla parce que bi ma waxee initiative bi dama ne ko Dieu fait bien les choses dafa fekk dimanche passé ñu jëw désinfecter tous les 3 mosquées de l'unité 26 donc mu wax na ma ne dimanche bi bëgg nañ tey muy dimanche comme tey jii lañ ko doon def kon bu ñu fi ñëwee dinañ fi ñëw si benn endroit boo xamante ne bu adéquat comme niñ koy waxee boo xam ne zéro pollution doo ko fekk ndax nee naa leen produit yi nga xam ne moom la réseau Andi Liggéey ñëw du utiliser dafa am rumination 8 mois si désinfection donc lépp lu fi nekkoon bactérie wala microbe wala loo xam ne day faagaagal doomu aadama ba si coronavirus bi fi am moo tax gis nga bi may ñëw sax takkuma masque parce que xam naa li ñu fi def lan la donc ñu di si sant yàlla di leen ñaanal nag ñoom waa association de l'unité 26 ak suñu kilifa yu tedd yi yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér yàlla may leen lépp loo nga xamante ne aajowoon nañ ko seen biir njaboot yàlla defal leen njaboot gu barkal ba bu ëllëgee seen njaboot ñaan na yéex ñuy taxawaay bu rafet bi man bi may ñëw dama ànd ak sama waa kër ñu ñëw julli si xam nga loolu wan nañ leen ne lii le 26 di doxee bu ëllëgee ñun bu ñaan na yéex bu ñu fi nekkatulee ñoom dinañ mën a doxal loolu donc initiative bu rafet la maa ngi koy ñaanal waa 26 yëpp lépp lu ñu fi ñaan na ko yàlla tàbbal si biir njabootu 26 yëpp ñi bëggoon a teew ak ñi xam ne yëguñu ko ak ñi ko bëggoon a fekk te fekkewuñ ko yëpp yàlla dolli leen si ñaan gi di ñaanal nag imam suñu imam yi ñu ngi leen di ñaanal muy imam Galadio Ka ñu ngi koy ñaanal di ñaanal imam Jon di ñaan imam Ndaw parce que ñoom la ñu yàlla booleel ak naay mi topp seen ginnaaw yëpp ak seen adjoint yàlla may leen tawfeex may leen wér may leen tamit xel mu dal boo xam ne dinañ mën a yàgg a jiite njaboot gi ba lépp lu ñu ñaan suñu borom nangul leen ko ñu tàbbi suñu biir njaboot yi ñun ñëpp te di la ñaanal yow ak sa caméraman lii ngeen fi taxawee tey parce que lii mooy 26 ñaanal leen yàlla yokku leen ba ngeen am seen média bopp fii bi ma ñaan 26 am na ko yow mën na yàlla suñu borom ñaan na ko yàlla def maa ngi jégalu si kàddu yi gudd na nag. jëm ci wàllum social xam nañ la ci social ci jàkka yi ak yeneen ak yeneen ci social macha allah alors ñu nekk ci période weeru koor ban appel ngay lancé jullit yi nga xam ne yàlla da leen may ci jàppalante ci sa moromu jullit. waaw man kaana lillaahi kaana laahu lahu
suñu borom dafa wax ne ku nekkal bur yàlla nekkal la te defe naa ne doomu aadama weesul doomu aadama suñu borom ne man li ma bind doomu aadama moomu si gën a ngay liggéey si doomu aadama yi jaamu yàlla si biir jaamu yàlla yi def fi nga war a def dimbalante te yàlla tax si sutura ak teraanga ak mucc li may oote lépp lu nit am bu ko xeeb ko mën a jàppale nga jàppale ko ndax loxo yi ñëw bindoo yemuñu waaye lépp seen yaay moo leen boot kon social dafa nekk loo xam ne jullit lislaam ko jiite ndax si lislaam lañ ko xamee man moom nee naa bu ñuy wax naa ma social sax man du ma sentir ne damay def social parce que damay delloo nit ki la mu moom rek jox cër ba mu moom delloo ko la mu yeyoo loolu moom laay dund te man mooy sama habitude fa ma jógee ni muy Ngor ba fi ma egsi nii ñoom loolu la ñu xam si man donc may sant yàlla ndaxte loolu yàlla moo koy def si nit ndax du manuma dara yoruma dara mais yàlla moo am yàlla mii ñu dénk nag ñan nañu yàlla may xel moo xam ne lépp li nañ am rek bokk ko ak doomu aadama yi loolu mooy suñu principe loolu rek la. jërëjëf kontaan nañ bu baax. jërëjëf Fatou jërëjëf merci beaucoup merci. asalaamaaleykum man la madame Dieyte Khady Sagna conseillère municipale dëkk fii 26. ñu ngi lay ziar alors ñu bëggoon wax rek li nga xam ni association bi organisé nañ ko fi mu nekk initiative bu am solo yow en tant que conseillère municipal ban jàngat nga ñu ci mën a def. waaw jërëjëf Moustapha maa ngi yëkkati kàddu yi ci sama tur ci turu monsieur le maire Moussa Sy en tant que conseillère municipal ak ci turu bureau conseil yëpp di ne initiative bi wax dëgg yàlla ñu dañ ko rafetlu ndax nit ki moom mënul loolu du taxaw sa morom jullit te li ñu def nii loolu la yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg kon boog maa ngi sant président bi nga xam ne moo ko def jaarale sant bi yëpp ci moom mu wàcc ba ci ñëpp ñu nekk ci association bi di sant tamit imam yi nga xam ne ñoo fi nekkoon tey def ñaani ak ñu àndal yëpp di sant tamit délégué de quartier taxawaayam bi tam gis nañ ko fi ak ñu mu àndal ñëpp di sant samay morom jigéen tam ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey di ko jiite ci sama turando Adja Khady Diop Sow taxawaayam bi fii sis ñëpp gis nañ ko rafet nañ ko trop di nuyu Adja Cheikh Ndiaye jaarale nuyoo bi ci moom mu wàcc ci bàjjanu gox yëpp di nuyu suñu présidente Awa Diop Ndiaye teg ko nuyoo bi ci loxoom mu wàcc ci jigéen yëpp di leen sant yéen tam di leen gërëm di ne nag wax dëgg yàlla di ñaan président lii moom na nekk loo xam ne dañ koy pérenniser mu ñu koy def at bu nekk waaw ndax daal ñu fi jóge lii rek la ñu soxla ñaan bi ñu fi ñaan yàlla na nangu wàcc si ñoom ñun ñi di ko def yal na yàlla yàggal ñaan bi suñu loxo taxawaay bi dëgër dañu fekkee njëriñ njaboot bi yëpp. en tant que conseillère alors normalement mairie bi ñëpp la fi nekkal. ñu doon xam est-ce que mën nañu envisager benn partenariat. mairie bi ak association bi. waaw partenariat boobu am na Tafa ba pare am na waa Tafa loolu moom taxawal nañ ko ba pare waaw monsieur le maire nangul nañ ko ba nga xam ne lépp lu ñuy def rek moom dugg na ci loxoom waaw macha allah loolu moom am na ba pare. alors ñu ngi am ay suuf que ni am na subvention boo xam ni jóge na ci mairie bi jëm ci ndimbal ñu mën a tabax terrain bi nga xam ni moom la waa habitat unité 26 moom est-ce que mën nga ko dëggal. waaw loolu moom dëgëral naa ko am na ba pare ndax dañuy def conseil te bu ñuy def conseil lépp luy maire di liggéey rek ñun ñoo koy valider conseil municipal moo koy valider te valider nañ ko ba pare pour année bi léegi nag comme ni ñu wax rek dog-dog moo am tuuti mooy mbirum këyit ñu ñaan ko ci weer bi ci bésu weer bi ñu xam ne mooy weeru koor yal na yàlla yombal lépp ba këyit boobu ñu jot ko mais wax dëgg yàlla bu ñu jotoon këyit bi tey comme ni ñu commencé poste de santé bi kon ñun kon heure bi ñu ngi woon tabax waaw mais nag dogal yàlla rek benn këyit rek moo ñu manqué pour ñu def ko. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di baal àq ñëpp te di baalu àq ñëpp man maa ngi tudd Awa Diop Ndiaye dëkk unité 26 bokk ci association habitant unité 26 nekk ci membre ci bureau bi nekk adjointe président Dieyte adjointe laa ci bureau bi. alors yéen jigéen ñi ñu gis ngeen am taxawaay bu am solo ci association bi. alors lan nga ñu mën a wax ci li nga xam ni tey organisé nañ ko ci unité 26. waa lii moom macha allah ñu ngi koy rafetlu bu baax ndax association habitant unité 26 yàgg nañu def œuvre sociale waaye bii dafa nekk loo xam ne dimension bi dafa élevé wu ba nga xam ne
foog naa ne œuvre sociale bu ñu mës a def bii ci barke Seydina Mohamed alxuraan la dina ko yëkkati ca kaw lu ñu mës a def rek bii ci gën kon nag ki nga xam ne moom moo ko initié muy président Dieye te jiite ñu ngi koy ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaayam moom ak membre de bureau yëpp ñu teg ci Cheikh Pen teg ci Alaaji Jam Fall Daouda Ngom ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci bureau bi te di œuvrer loo xamal ne day jëme 26 kanam ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen taxawaay yàlla gën ko dëgëral ak Alaaji Sitor Ndour Alaaji Dunyaay ñooñu ñoo nekk membre ci bureau bi ñu ngi leen di ñaanal bu baax ndax lii kat rafet na lool wax dëgg yàlla ak bàcc ak Daouda Ngom lii rafet na te aussi yëkkatiku la ci 26 yëkkatiku bu mag la ci 26 alxuraan ku ko xam rek di nga xam ne bu ñu ko jàngee fenn rek nee nañu pour ñaanal ñi nga xam ne ñoo génn ñoo dëddu ci unité 26 mais kii dafa ñaanal ñi dëddu ci parcelle ci Ndakaaru ak ci Sénégal yëpp yal na leen ko yàlla jottali ci barke Seydina Mohamed lii. association bi am benn initiative bien tabax ay cantines yoo xam ne dañuy faciliter recruter ay éléments yoo xam ne ñooy taxaw ci koñ yëpp di sécuriser koñ bi alors mu nekk initiative boo xam ne ñëpp rafetlu nañ ko alors yéen jigéen ñi mu ne xam ne ñi yéenay nekk ci kër yi yéenay xam ne xew ci quartier yi loolu ban jàng nga ñu mën a defal ci initiative boobu. waaw loolu jàngat bi ma ci mën a def large na trop. nga mën a sax xaj na ci interview bi ndaxte nekk na lu doy waar lu xam ne vraiment réalisation bu baax la lu initiative bu rafet la bu association bi taxawee ndax ñëpp xam nañ ne insécurité dafa am partout donc loolu bu ko association bi taxawee pour bëgg doxal sécurité ci quartier bi loolu dañ koy rafetlu dañ ciy rafetlu bu baax di ñaan yàlla sécurité bi ñuy wut yàlla na yàlla dimbali ñu ci ba ñu am ko ni ñu ko bëggee ci jàmm ak yu yàlla ndax man fi ma dëkkee man dama dëkkee ci tali bi am pont bi démb rek benn ndaw génn na yor saagam bandoulière di taxaw di xaar oto dañ ko këf dafa yanu loxo yi di yuuxu kon nag te boobu il faisait 7 heures du matin donc sécurité soxla nañ ko torop kon association bi li mu taxawee ñu ngi leen di ci gën a sant di leen ci gën a gërëm taxawaay bi yàlla na gën a dëgër te loolu yàlla na ko yàlla mottali mu yegg ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam de passage ma nuyu monsieur le maire en tant que partenaire aussi ndax depuis association bi taxaw mu ngi si jàpp nuyu conseillers municipaux yi fi nekk yëpp di ko teg ci loxo Xadi bi nga xam ne moo fi teew madame Dieyte di nuyu bàjjanu gox yi di ko teg ci loxo Adja Cheikh mu tegal ma ko ci loxo bàjjanu goxu parcelles yëpp plus particulièrement Yuba 26 ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu habitants unité 26 yëpp à travers calebasse bi nga xam ne man lañ ko jox ma jiite ko ma leen ci delloowaat ngërëm encore te xam ne calebasse bi dafa taxaw aussi pour association bi lépp lu mu yëkkati rek ñu war ci mën a bokk rek dinañ ci bokk participer ci su ko defee ñu calculer ne jigéenu 26 yëpp sans exception seen loxo mi ngi ci association bi te aussi ñi ngi koy jëme kanam ñu bari na comme ni ñu ko waxee yëguñu kaamil bi moo tax waaye prochainement incha allah defe naa ne du mel ni dina am manquement waaw loolu la dëgg la dëgg la loolu dëgg la ñu ngi leen di jërëjëfal Moustapha yow sunu doom nga unité 26 nga dëkk te sa taxawaay dafa yàgg ndax dama yàgg ànd ak yow ci politique ku la xam la ku xam li nga bëgg ci unité 26 ak li nga yéene 26 c'est-à-dire boo gisee ma cité la côté boobu laa la xamee moo taxoon ma miin la te da nga ci doon doxal rôle yu rafet aussi ndax politique baax na ci boo koy doxal na mu waree te nu mu waree nga ko doon doxalee kon nag ñu ngi lay gërëm yaa ki nga àndal di liggéey sa caméraman yàlla kooku sama sëriñ la sëriñ Bay yëpp sama sëriñ lañu barke sëriñ Babacar Si yàlla na leen yàlla taxawu ba nga am ay télévision ba unité 26 lu mu soxla rek vraiment nga taxawee ko jërë ngeen jëf jam waaw jam alaaji jam gërëm naa ko sant naa ko moom tamit ndax alaaji jam particulièrement dafa nekk koo xamal ne man moom téléphone am bi lay yëkkati di may woo di waxtaan ak man sama càmmiñ la vraiment ku baax la
ku estimer ay jigéenam la comme ñëpp nag waaye moom daf may faral di woo di waxtaan ak man ci lu bari. Pape Thioune ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla Pape Thioune lu am ci quartier bi Pape Thioune boo ko woowee suba ba guddi Pape Thioune dina ko doxal dina ci def dooleem def ci coonoom yàlla na la fi yàlla bàyyi sa kanamu njaboot. Adja Khady Diop Sow yow laay mujjee ndaxte ngërëm li defe naa ne jigéen ñi ñoo ko moom ci sama côté. Khady ñu ngi lay ñaanal yàlla fii ñu toog de wax dëgg yàlla boo fi duggee jàkka ji du la jéppi man li ma lay gërëmee toujours rek laay répété Khady yow da nga nekk koo xamal ne man li ma la bëggee mooy jàkka yi nga nekk di ko nettoyer ak di ki def hygiène ñu ngi lay ñaanal bu baax ci parcelles yëpp lépp loo xamal ne yaa ngi koy def ci social yàlla na la ko yàlla fay ki darajay Seydina Mouhamed ak ñi ngay àndal ñëpp ñoom mareetu wax dëgg yàlla mënu ma tudd ñëpp mais nag vraiment ñi ngi sant yàlla bu baax comme niñ ko waxee am na sama rakk bu ñëw léegi muy Moussa Gaye taxawaayam aussi ñëpp xam nañ ko ci quartier bi rakku délégué la de délégué mi ngi matale waaye Moussa macha allah Gaye yàlla na yàlla barkeel la yàlla gën a dëgëral sa taxawaay ku baax nga ci quartier bi ku am njëriñ nga ci quartier bi. président Diayité Daouda maa ngi leen di feddali sama kóllëre Cheikh Pen lu ngeen taxawee rek gis nañ ko yàlla na yàlla fay leen jërë ngeen jëf Diayité ñu ngi lay remercier bi nga nekkee président du léegi de mais tàyyi woo ba léegi lu nekk rek vraiment yaa ngi ci taxawee ñi ngi sant jigéen ñi fi toog ñëpp bàyyiwuma kenn su ma sañoon tur yëpp laay tudd mais damay bañ vidéo bi saturé donc moom moo tax maa ngi leen di ñaanal yàlla yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant. Adja Ndogay bàjjenu gox moom tamit Adja Lison bàjjenu gox ndax ku nekk vraiment fi nga féete bëgg nga ñu tudd la fa. vraiment bàjjenu gox yi am njëriñ lool temps wu Covid bi seen taxawaay aussi rafetlu woon nañ ko yàlla dàq feebar bi génne ko fi ba ku nekk tal sa bopp ba ku nekk tal say activité jërë ngeen jëf merci beaucoup. sant rek sant waa unité 26 lii de première édition la ñu ngi ñaan yàlla at mu jot ñu continuer ko comme ni ñu ko waxee vraiment unité 26 moom kon ni ma leen koy wax rek ñun moom fu ñu toll dañoo war a sant yàlla parce que yàlla dañu fay jox ay nit façon ay nit ñoo xam ne nii. wax dëgg ay royukaay lañu quartier bu nekk ci àddina bu nekk unité Parcelles Assainies su sañoon am ñi nga xam ne par exemple loolu la waa unité 26 am toujours monsieur le maire dinaan unité 26 de ni ñu organisé bu ko unité yëpp amoon mu baax ma ne ko unité yëpp que mënuñu ko am parce que nun li ñu am yàlla ci boppam moo ñu ko jox kon boog ñu ngi koy sant bu baax a baax di remercier. par rapport ak ñi leen di faral di dimbale. voilà for naa ci wéyu bay sax. ngeen di door. ngeen demee seeti soxna. waaw kay foofu laa jëm. moom moo njëkk a dugal. loxoom. xam naa montant bi. nañ ma lu rafet. li ñu def yëpp. donc ak yeneen partenaires yi nga xam ne. way vraiment Adja Khady Diop Sow moom la ñu dem këram moom moo njëkk a yëkkati une somme boo xam ne nii jox ñu ko muy 300 000 francs ñu commencé ko liggéey mu jig ñu lool nag mu jig ñu lool. depuis booba léegi ni fi ne kiosque yi ñu war a commandé yëpp mat na ci nit ñi nga xam ne nii par exemple dañoo dem ci ñoom tout dernièrement rek am na ku ñu dem koo xam ne nii 500 000 la yëkkati jox ñu ko muy location kii Kébé mi nga xam ne moo yor location bi ñu fa demee moom 500 000 yëkkati jox ñu ko Sow bii dëkk Khady Diop Sow 300 000 lañ jox Adja Cheikh Ndiaye Diop mii am ay jigéen ñoo xam ne ànd nañ fa ak ñoom ñi yëkkati ay 100 000 ñi yëkkati ay 200 000 jox ñu ba tubaarkàlla fi ñu toll nii daal 26 moom wax dëgg yàlla macha allah ca kanam ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla Moustapha yaa am forcé pour mu wax rek mais man lii man wax dëgg yàlla mënuma ko jërëjëf. maa ngi def le mot de la fin di remercier ñëpp di gërëm ñëpp ñu fi teew. di remercier. Non, ça ne fait rien, ça ne fait. C'est nous dans nous, toi aussi. C'est nous dans nous, c'est le montage rek. di santaati ñëpp di gërëm ñëpp. Au nom de l'association des habitants de l'unité 26 maa ngi gërëm ñëpp vraiment tey ji ñëpp gis nañu ne l'islam rek ay l'islam te lu si gën a am solo non seulement ñu ngi ñaanal suñu bopp ñaanalal 26 yëpp ak Parcelles Assainies ak Sénégal yëpp ak àdduna yëpp mais lu si gën a am solo mooy ñu jiitu ñu leen di ñaanal ñu dem te ñu nekk arjana firdawsi loolu bokk na si ñaan yi ñëpp gis nañu taxawaay bi muy wàll imam yi ñuy sant bu baax imam bu ñu recevoir tey ji muy imam John di koy sant bu baax parce que ren mooy première édition
te première édition suñ ko defee dina amaat yeneen édition te ñu ngi ñaan mu law ba si suñu doom yi sët yi ak sët-sëtaat yi yëpp incha allah rabbil alamin donc année prochaine dina amaat beneen juma bu ñuy dem noonu la ñuy def rotation di sant ñëpp di gërëm ñëpp suñu soxna yu baax yi moom ñoom lay gën a remercier avec insistance ñëpp xam nañu nu ñu mel si biir quartier bi ñëpp xam nañu ne bajeni gox yi ñu ngi fii ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp les conseillers municipaux ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp individualité yi ñu ngi si biir quartier yi suñu yaay yu baax yi ku mel ni Adja Toba Diagne moo njëkk a joxe participation si mbir mi vraiment kontaan nañu si torop ñeneen yi soo gisee duma leen lim def nañu déjà interview nit yi gis nañ leen te xam nañ leen mais ñu nga xam ne tamit jaar nañu tudd leen parce que képp ku ñu defal lu mu tuuti tuuti ñu tudd la asama nga defal ñu lu rëy donc Adja Toba ñu ngi lay sant di lay gërëm ñu ngi sant ñëpp ñu nga xam ne daal tudd ñu leen ñu jéggalu bu baax mais ñëpp a nuunandoo nuñ koy waxee du ma fàtte mukk nag sama ajaratu Adja Mati di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf merci. alors suñu mbokku téléspectateurs yi kon amoon nañ mbégte ñëw fii ci unité 26 ci wàcce kaamil bi nga xam ni waa association des habitants de l'unité 26 ñu ngi ko doon organiser tey mu am ndaje lu am solo ñoom nag defe naa ni taxawaay bu am solo la ñu am ci Ndakaaru parce que ñu bëgg seen gox lañ. gis ngeen ñi ngi taxaw ci wàllum zéro déchet ci seen quartier ñi ngi taxaw également ci wàllum environnement ñi ngi taxaw ci wàllum insécurité nga xam ni dafa nekk lu am solo lëmbee réew mi ngeen gis ci quartier bi ñu fi duggee jot nañ filmer ay cantines yu bëree bëri yoo xam ni dañ ko war a installer ci quartier bi fas yéene recruter également benn personnel boo xam ni ñoom ñoo war a nekk ay agents yoo xam ni ñoom la ñuy recruter pour ñuy veiller ci sécurité quartier bi lépp defe naa yemb na autour de monsieur Diaité nga xam ni mooy le président ak monsieur Diam Fall nekk le trésorier ñoom Daouda Ngom ñu ànd ak seen jigéen ñu baax ñi nga xam ni seen jigéen mi nga xam ni soxna Khadou Diop Sow aussi am ci taxawaay bu am solo également ñoom bàjjanu gox Cheikh Ndiaye ñoom Nogay Seck Lisson Gaye soxna Kiné ñoom ñëpp ñu ngi fi ku lim juum donc tey presque fii la ñu yemlu defal lañu reportage bu am solo alors dégg ngeen ci biir kàddu yi vraiment ñu santaat bu baax a baax parce que li ñu doon organiser dafa am solo yàlla suñu borom dafa ne kullu nafsin saayixatul mawt bakkan bu mos dund di nga mos dee donc nit ki su demee barzax lii rek la mën a am ñu di ko ñaanal suñu borom kon defe naa ni initiative bi nga xam ni association bi moom lañ doon def tey defe naa ni am na solo du lii rek moom la ñuy faral di def parce que am na yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ñu créé association bi ñu ngi ko doon def am na ay perspectives yoo xam ne yu am solo la dégg ngeen également am na partenariat boo xam ne lié na leen ak la mairie des Parcelles Assainies bu Moussa Sy di jiite am na terrain boo xam ni dafa xaw a am benn blocage mais je pense que lépp dina réglé wu d'ailleurs ñu ngi wax que ni sax le maire Moussa Sy octroyé na leen benn subvention mu nekk ay questions yu am solo yoo xam ni waa unité 26 ñu ngi am taxawaay bu am solo donc defe naa ni nii rek la citoyen sénégalais war a taxawee ci réewam donc kon amoon nañ mbégte di ànd ak yéen sur la TMS TV fii ci unité 26 di leen jox dig daje ci yeneen i ay waxtaan jërë ngeen jëf.